services locaux yi xam na ni que le directeur de l'emploi monsieur Pape Modou Fall il a très bien investi ici. donc mën nañ ne kon gàcce ngaalaama ki nga xamante ne mooy Pape Modou Fall. Pape Modou Fall une personne aimée et respecte son pays. moom mooy l'innovateur. moo tax sax ñu tuddee ko l'espoir du Bawol. Pape Modou Fall day dimbale jaboot. mu nekk di def politique bu am solo fii Diourbel. fii ci Njaaréem. ñuy sant bu baax a baax le directeur de l'emploi. merci Pape Fall. wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm. Pape Modou Fall day former day formaliser day financer. ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom monsieur Pape Modou Fall. nous te remercions vraiment. Pape Modou Fall. ku jar a jàppale la ku baax la tamit. am nga ittee boo ñëwee ci moom. day xool loo xamante ne nii askan bi soxla nañ ko te seen njariñ la. parce que li nga def rafet na pour jeunesse bi kontaan nañ ci trop. tamit di remercier donc le ministre Dame Diop bi nga xam ne mooy ministre du tutelle. ñu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay. di ñaan ngeen yokk ko doole tamit mbir bi gën a jëm kanam. bi fi Pape Modou Fall defee chantre beeg léegi loolu moom mënta bokk par forcément am na changement bu bari sax donc loolu dañ koy constater ci jigéen ñi bu baax a baax. directeur de l'emploi Pape Modou Fall di remercier aussi le ministre donc Dame Diop ak tamit donc son excellence monsieur le président Macky Sall bi nga xam ne moo leen teg fi ñu teg bañ tey am possibilité boobu quoi. Pape Modou Fall ingénieur informatique administrateur Cisco spécialiste en e-learning formation à distance Université Cheikh Anta Diop. Président du parti Rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor directeur de l'emploi du Sénégal au ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion depuis 2020 si noonee mu samp ab magasin communautaire fii si Touba Marène. maa ngi tudd Amadou Ndaw nekk ki nga xamante ne moom mooy gérant wu magasin communautaire bi ngeen di jàkkaarlool sama ginnaaw. man magasin bi maay premier client bu fi jëndee. asalaamaaleykum yéen mbokki Diourbel yi man la Khoudia Niass dëkk fii ci garage Ndindi bi Kër Cheikh. magasin communautaire bi nag ki nga xamante ne ni moom mooy Pape Modou Fall le directeur de l'emploi nekk président parti Rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor donc kooku moom mooy ki nga xamante ne ni moom moo ko fi taxawal. li nga xamante ne ni moom moo ko taxawal magasin communautaire bi mooy uniquement pour dimbali li nga xamante ne ni moom mooy population bi ci dund bu cher bi moom moo tax ñu taxawal ko fi. ndax lii moom daa doon loo xam ne lii dimbal jaboot la ndax li muy jaayee ak lii bitig yi jaayee bokkut. magasin bi loo ko wutalee bitig yi magasin bi lim la nangul bitig yi duñ la ko nangul ndax magasin bi boo ñëwee li nga soxla dinañ la ko jox ba weer dee. borom kër bu ne bu duggee fii jënd fii génn dem bu ëllëgee bu def see dina xam ban avantage la ci am. léegi magasin communautaire bi donc nañ fi am lépp li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom la nit ki di soxla ci biir këram ci wàllu dund. magasin bi dina jaay suukar diwlin. am nañ fi aussi savon de ménage. saabu tamaate ceeb. am nañ fi ay saaku 25 kilos am nañ fi saaku 50 kilos. loo bëgg rek boo dikkee dina la ko yombalal. kon li ñu mën a wax mooy Pape Modou Fall yàlla na ko yàlla dolli te magasin bi yàlla na wër njaareem yëpp te yàlla def ci barke ñu ngi koy sant di ko gërëm. képp koo xamante ni bëgg ngaa bénéficier wu ci magasin communautaire bi te nga dëkk fii ci commune de Diourbel mun ngaa ñëw fii nga wut sa carte de membre adhéré à 1000 francs. carte bi nag 1000 francs rek lay jar sama mbokki jigéen ñëpp nag nañu jënd ci carte yi. léegi soo wutee carte de membre bi moom moo lay permettre tey ñu mën laa jaay ci marchandise bi fi nekk ci prix yu baax maanaam prix bu yomb. booy ñëw di fay si nag amul benn jafe-jafe magasin bi moom ñu ngi leen di jërëjëfal. ngir fexe ba askan wi gën a jot ci mission état employeur moo waral le ministre Dame Diop yaatal ay bànqaasam créer mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat de Diourbel. Je suis Mbaye Niang, le coordonnateur de la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat de Diourbel. Donc mission locale bi service la boo xamante ni ci direction de l'emploi la bokk. Direction de l'emploi bu ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion bi nga xamante ni Dame Diop moo ko jiite. donc direction bi Pape Modou Fall aussi jiite ko moom moo ko fi sanc depuis mois de décembre mu ñu génn ak yeneen mission locale yoo xam te ni boo demee ci yeneen dëkk yi fekk ko fa lépp rek ngir jublu ci fexe ba askan bi mën a jariñoo ci service yi état yi ca du jar xañ na ñuy dem toujours ba Dakar waaw donc looloo waral xañ nañu sanc service yi ñu tuddee ko ay mission locale. bëgg réewam kenn dootu ko naatable Pape Modou Fall mili ci taxaw temm ngir soppi xar kanamu Bawol jàppale doomu Bawol ngir nekkin bu gën a yemb ànd si nag
ak kii di Dame Diop le ministre de l'emploi. Diourbel propre nekk loolu lu ko yitteel naka noonu mu jël ay ndaw yu amutoon lu ñu jàpp ñuy bale di seetal di amit lu ñu suturloo. fexe daal ba jigéen ñi ku ci nekk rek mën a am ci loolu jàpp jeunes yi tamit aussi mën a yëngatu. donc ci biir mission locale bi également am na li ñuy wax centre d'incubation communautaire ñu koy wax SICOP moom lañ ko gën a tuddee SICOP boobu ci biir mission locale bi la bokk. salaamaaleykum man la Fathiam dëkk Diourbel. donc Ndiawma Codé Ndiaye la nekk chef de centre maison de la femme entrepreneur mooy fi ngeen ñëw tey donc ñu gën ko xam ci wolof kër gi nga xamante ne mooy tàggat jigéen ñi donc ci fii nga xamante ne mooy au niveau de Cheikh Anta ci fi nga xamante ne mooy plus précisément Pikine. Pa Modou Fall dikk di fi def lu baax ci Diourbel tax na benn jigéen tëddatul nelaw. fàttewul benn yoon ñii di jigéen ñi jëmal loole taxawal maison de la femme entrepreneur di kërub jigéen bu ñuy dajee di waxtaan di tàggatu depuis si atum 2020 nekkee fii si quartier Cheikh Anta si fii ñu mun fee lim ay xeetu métier yu bari di wute lool. ñu fiy dajale jigéen ñi donc di leen tàggat ci bépp option boo xamante ne ñoom yittewoo nañ ko ci seen biiru kër wala ci seen li nga xamante ne moom la ñuy jënd ak njaay ak genre affaire yooyu donc ci lañ leen di former ci fii di maison de la femme entrepreneur bu Diourbel. jigéen ñëpp ñoo am métier ndax Pa Modou Fall lu baax rek lay def ci Diourbel. ñun ñooy coordonner activités yi mais ñi nga xamante ne ñëpp ñoo fi yëngu donc ñoom ñooy jigéen ñi rek ñoom ñoo fi yëngu fii ci kër jigéen ñi. ci option yu bari nag yoo xamante ne nii donc dañ leen koy tàggat di leen ko may gratuitement ki nga xamante ne moo leen koy may mooy suñu kilifa di le directeur de l'emploi Pa Modou Fall. dañoo fekkoon ñu nekk ci kër yi defuñu dara mais moom moo ñu jël utal ñu métier ñuy bale école yi ak mairie bi dëkk bi yëpp set na te aussi am nañ salaire benn jigéen daal tëddatul di nelaw. donc dinañ yëngu ci savonnerie comme ni ngeen ko gisee ci suñu ginnaaw donc ak javelisation. du yooyu rek la ñuy def mais dañuy def li nga xamante ne aussi mooy micro jardinage dañuy def li nga xamante ne moom mooy teinture cuub dañuy def li nga xamante ne mooy yarum ginaar ñu koy wax aviculture dañuy def li nga xamante ne aussi moom mooy pâtisserie jigéen ñi ci la ñuy jànge pour def liy gâteau liy beignet ak ñoom seen dinañ def li nga xamante ne aussi moom mooy alphabétisation fii ci kër gi donc dinañ def xeet bu bare ci li nga xamante ne jigéen moom lay bëgg. lépp ci xeeti mbirum lu jëm ci emploi la waaye mu nekk beneen pàcc boo xamante ne rek fànn la boo xamante ne ñu ngi ci liggéey lépp ngir jëmale liggéey bi kanam lépp ngir mën a jàppale jeunes yi nga xamante ne ñoo dëkk ci localité bi dëkk Njaareem maanaam nekk ci wàllum wutum xëy yu ni mel. ni ñuy balee ñu ngi balee di bale dëkk bi mi ngi set. ñu ngi am salaire benn jigéen tëddatul di nelaw jigéen ñëpp ñoo am métier Pa Modou Fall moo def loolu ci Diourbel. maanaam dëgg-dëgg kër gi mooy ñetti F mooy formation formalisation ak financement formation boo déggee formation ci olof mooy tàggat boo déggee formalisation mooy utal ay këyit loolu mooy formalisation tax nga valable tax nga mën a def ay activité tax financement mën a am ci yow boo gisee li nga xamante ne aussi mooy F mooy beneen F bi mooy financement je pense que ñëpp xam nañ ko moom mooy ñu mën la jox ay koppar nga mën a def li nga xamante ne loolu lañ la tàggat fii donc loolu moom mooy dëggi kër gi. ma bëgg sama mbokki jigéen ñëpp ñëw jàppale ko mu jàppale Dame Diop pour mu jël mairie bi. du njariñu kenn nit parce que mën nañ may kenn nit 100 000 francs wala 50 000 francs daf koy dem lekk fat mu jeex donc li nga xamante ne askan bi en miniature ñoom ñoo ko soxla demande la boo xamante ne demande communautaire la donc boo xoolee ñun sax suñuy activités yu bari wala suñuy structure yu bari da nga ciy dégg le mot commune ou bien communautaire donc moom mooy nit ki nga xamante ne askan bi li mu soxla en globalité moom lay ñëw andil leen ko donc nga man ci jàppee bii ngeen ñëw tey muy maison de la femme entrepreneur donc mooy loo xamante ne jigéen ñi en quelque sorte ñoo fiy ñëw te amul dërëm boo fiy fere fii. donc loolu waral ñu sanc fii direction mission locale bu direction de l'emploi. fii da nga fiy jariñoo dañ la fiy jariñ mais amul benn intérêt boo xam ne da nga ko fiy indi non par contre yow yaa fi jëlee intérêt donc di nga fi jëlee xam-xam di nga fi jëlee aussi xaalis formation donc fii 2500 am nañ ko suñ base de données
2500 femmes ci 2500 yooyu mën naa ne presque la moitié formé nañ leen ci liñ demandé woon. dégg nañ jërëjëf ba tey pour kilifa gi Pape Modou Fall. Au moment où je vous parle, il y a en tout cas plus de 2000 emplois créés depuis qu'on est là. Donc je ne pourrais ne pas citer en tout cas les emplois d'intérêt communautaire surtout. Parce que booy inscrire da ngay joxe sa numéro mais bi ñu ñëw pour inscrire dañ la doon jox seen téléphone ne la génneel ma sama numéro mais dès lors que ñu def li nga xamante ne mooy formation alphabétisation ba pare waxuma la génne seen numéro mais dañuy mën a sax bind seen tur donc bind leneen ak leneen lu dul numéro bind sa numéro jox ko ku la neex donc kon loolu rek changement bu ndaw la te loolu mooy bi ci gën a ndaw ah. nekk acteur de développement formation ak xëyu ndaw ñi nekk lu ko yitte lool ngir xeex chômage ak ki jëmal politique son excellence le président de la république monsieur Macky Sall Pape Modou Fall taxawal kër gi di Bawol Digital Fab Lab yemul foofu ndax kat kii di Pape Modou Fall daal dina parrainé si lu tolloog 150 jeunes ay ndaw di fi tàggatu si xeetu xarala yu bees yi. lu demee ni ministère de l'emploi Dame Diop jiite ko. mu def ci ay liggéey yoo xam ne liggéey yu am solo la ci wàllu xëyu ndaw ñi ci wàllu formation ci wàllu entrepreneuriat ànd ceeg frère am bi nga xam ne moom mooy Pape Modou Fall. maa ngi tudd Alassane Soxna nekk coordonnateur fii si centre bu ñuy wax Bawol Digital Fab Lab mu nekk centre d'incubation boo xam ne le directeur de l'emploi Pape Modou Fall di également président de parti Dëgg Moo Wóor donc moo ko fi tijji mu nekk initiative personnelle am donc nekk investissement personnel am. donc mu tijji ko juste pour jàpp ci li président woote bu yàggut muy xëyu ndaw ñi parce que boo xoolee Kër Seex wala boog Diourbel yëpp wala sax Sénégal lay wax bari nañ ay jeunes yoo xam ne am nañ ay diplôme te amaguñ si luñ jàpp donc ñu jël fa des jeunes yoo xam ne ñii ñu ngi am bac ñii am licence ñii am master donc fexe ba lu mu gàtt-gàtt 150 jeunes jël na leen fi muy téeméeri ndaw ak juróom fukk donc jël na leen fi ñu am contrat. lépp rek ngir jublu ci mën a gën a servir population yi. jeunes yi nga xamante ni xaj na dañoo jóg pour wut am xëy jàng ba diplômé wala ñu am métier wala sax ñu ñàkk am métier donc ñu xool nan lañ leen mën a jàppale ñu leen mën di orienter à travers programme yi nga xamante ni état da koy teg à travers partenariat yi nga xam dañ koy signé ci cadre surtout convention nationale état employeur. te bu weesoo itam dina am ñeneen ak ñeneen ñu jël donc parce que loolu mooy objectif bi fexe ba képp ku dëkk Diourbel képp ku dëkk Kër Seex donc déjà gis sa bopp. waaw donc li ñu naan bay sa weewu tànk donc ci loolu la nekk donc muy politique de développement boo xam ne moom lay def depuis bi mu fi nekkee ñi ko fi xam yëpp mën naa ne ci lañ ko xam. waaw parce que fii centre d'incubation comme ni ngeen ko déggee start-up xëy na boo ko déggee rek sa xel da lay renvoyer ci côté informatique côté digital parce que lépp lu nekk en rapport ak donc le digital dañ ko fi faral di def. donc comme objectif yi dafa bokk ci ñu naan promouvoir les technologies émergentes innover par le IT. assister numériquement les PME PMI donc bokk na ci booster le e-commerce ku ne xam na ne léegi boo bëggee activité booy def sax boo bëggee mu siiw da nga koy jàllale ci internet moo tax ñu ne le e-commerce donc fii compétence yu bari yi dajee fi donc depuis bi ñu tijjee it ñu ngi def ay formation mu nekk ay renforcement de capacité ci domaine yu bari donc yëpp en rapport tamit ak donc le numérique le digital commencé nañ def fi déjà développement web lañ commencé bu ñu paree ñu teg ci infographie ku ne xam na ne léegi infographie visuelle dafa gaaw ci communication pare nañ ci loolu ñu def fi lu mel ni leadership développement personnel def nañ fi communication te également ñu ngi envisager yeneen ak yeneen formation yi. ba léegi it kii di Pape Modou Fall def ba xar kanamu diwaanu Njaareem taaru nekk lu ko yitteel lool waral fii ci quartier Escale mu defar fii lu toll ak ñeent ci ay jardin public jardin yu am sécurité taaru te méngoog jamono lool yëpp nag mu équipé ko ak wifi le wifi communautaire. la place publique donc muy place du martyr donc nettoyé na ko defaraat ko ba vraiment mu changé xar kanam tey ku fa taxaw xam ne fii utee na ak ni meloon donc mu njëkk donc daal di koy reboiser
donc réhabilité ko ba vraiment ku ko gis xam ne Diourbel kat changé na xar kanam donc ñeenti jardin yi fa nekk yëpp jardin bu si nekk mu def fa wifi tuddee ko le wifi communautaire donc mu nekk loo xam ne ñëpp ko moom. En commençant, ça c'est une très bonne chose. ku ne Diourbel wala ku nekk si dëkk bi muy élève muy kii commerçant liggéeykat bi am soxla si internet bu fa demee toog dina connecté wu gratuitement. Ça nous a permis que ni bu njëkk dañ daan am difficulté toog fenn connecté et tout mais léegi on a cet espace là mën nañ connecter en plus am na sécurité on peut se connecter à n'importe quelle heure sans problème parce qu'il y a la présence de la police ici. donc mu jëlaat liggéey boobu itam teg ko si suñu loxo ñun waa Bawol Digital Fab Lab donc pour képp ku bëgg connecté wu am na suñu numéro lañ lay jox boo nekkee ci wifi 1 wala 2 wala 3 donc ñuy woo si 33 971 23 86 bu ko defee ñun dinañ la jox code bi nga mën a connecté wu gratuitement. Un juste modèle, un geste exemplaire, geste à saluer. ndimbal si képp ku ko yittewoo rawatina si élèves ak étudiants. xanaa kontaan parce que bu njëkk da nga daan toog foo demee kër pour ñu dugalal la code wifi bi sax problème lay doon alors que léegi fii di nga am wifi disponible gratuit et tout di nga mën a toog ak say potes et tout vous discuter ensemble sans problème. xanaa jàppale ko rek parce que defe naa ki nga xam ne moo am tuuti di la jàppale da nga ko war a ñaanal mu gën a jëm kanam li naan kii raam di la boot bu mënee taxaw wala bu mënee dox dina la yóbbaale ah. Pape Fall nag mënu ma wax dara si moom surtout lu dul di ko remercier parce que li mu def rafet na trop pour jeunes yi. donc remercier ko la ñuy wax te jàpp ci liggéeyam parce que xam ne li muy def Diourbel la koy defal te liggéey bi muy def tamit liggéey bu am solo la képp ku bëgg li politique de développement wala képp koo xam ne bëgg nga lu baax sa dëkk donc xëy na boo amoon lii muy def moom ngay def. di leen conseiller pour ngeen ñëw fii yéen ñëpp parce que lii rafet na trop. taxawal ab rajo gu ñu dippee rajo Migrant FM nekkee fii si quartier Sessène di leneen si réalisation yu Pape Modou Fall fii si biir Bawol rajo bii di Migrant FM jàpp loola si xëyu ndaw ñi. Migrant FM, la voix du migrant. Diourbel 102.4. Salam alaikum, c'est Madame Ba Soukaina Fall, chargée des programmes de la radio Migrant FM. Man la Moustapha Niang, coordinateur de la radio Migrant FM. Donc la radio Migrant FM donne radio bi nga xamanteni c'est la voix des jeunes et des femmes mais aussi la voix du migrant comme son nom l'indique. Mu nekk investissement boo xam ne. ki nga xamanteni moom moo ko fi teg doon Pape Modou Fall, directeur de l'emploi. waaye aussi doon président de l'AMSAT, l'association des migrants du Sénégal et de la diaspora. mu taxawal fii rajo bi ñu tuddee rajo Migrant FM 102.4. donc Migrant FM nag doon na rajo bi nga xamante ni di nga ko taxawal Diourbel ngir sukkali li nga xamante ni moom mooy koom-koomu Diourbel. mu doon une rajo digitale rajo boo xam ni mën nañ ko déglu di ko seetaan à travers les réseaux sociaux. parce que yàgg nañ seet ne que Diourbel nekkoon na région boo xam ne c'est laissé en rade donc il y avait pas beaucoup de structures donc mettre ko fi en place pour jàppale ñi nga xamante ni moom mooy la jeunesse diourbelloise. ba njaareem profité ci droit bi nga xam ni dafa am solo muy droit à l'information. bi nga ko fi tegee ak léegi gis nañ ni que ci programme bi nga xamante ni moom mooy insertion professionnelle des jeunes jot na recruter. donc plusieurs jeunes yoo xam ne ay Diourbellois lañ nekk fi di liggéey di daan seen doole donc ngir mën a suqali li nga xamante ni moom mooy koom-koomu Diourbel. moo tax président Pape Modou Fall ci ay initiative personnelle am ci dooleem xelam ak mentalam yëpp mu taxawal rajo bi fii ci biir Njaaréem. ku wax Migrant FM sa xel dem ñi nga xamante ni ñoom ñooy waaye tukki yi. donc si suñuy programme dañoo insérer li nga xamante ni ay programme la ngir gën a fësal liggéey bi nga xamante ni moodu yi ñu ngi koy amal dëkk Diourbel waaye aussi investissement yi nga xamante ni ñu ngi ko fiy def. rajo bi nag li ko tax a jóg rek moom mooy sësal surtout politique publique maanaam taxawaay bi nga xam ni gouvernement bi taxawal na ko di ko développer ngir taxaw jàppale askan wi. bu loolu weesoo donc suñuy programme jël nañ en compte li nga xamante ni moom mooy
histoire Diourbel am nañ ay émissions yu si mel ni Taaru Bawal yoo xam ni ça permet de revisiter les valeurs culturelles de la région de Diourbel donc dem si site yi nga xamante ni ñoom la fi maam bàyyi woon donc dem si ay lieux yoo xam ni peut-être ñoom Serigne Touba jaaroon nañ fi lieux yoo xam ne am na importance si histoire Diourbel lu si mel ni Manaaru Ndaayaan donc ku dégg Manaaru Ndaayaan xam na ni donc doon na lieu bi nga xamante ni suñu maam séeréer yi foofu lañ doon denc li nga xamante ni moom mooy seen néew yi. am nañ ay programme yoo xam ne ça vise à accompagner les jeunes. ñuy sant bu baax a baax le directeur de l'emploi ndax wax dëgg yàlla am na ay jéego yu rëy yoo xam ne def na ko ci ndax jeunesse bi ak jigéen ñi perdre nañ espoir waaye tey fi nekk nii am nañ yaakaar yu rëy ba tax kenn bëggut a dem fenn ñoom ñëpp ñu ngi toog di entreprendre di liggéey. donc rajo bi nekk précisément fi nga xamante ni moom mooy Seyssène donc nekkoon na diwaan boo xam ne depuis des années c'est laissé en rade donc population yi dañoo nekkoon si moment yoo xam ne kenn bàyyiwul leen xel donc mu jël rajo bi samp ko fi nga xamante ni moom mooy Seyssène soxal li nga xamante ni moom mooy koom-koomu quartier bi. rajo bi nga xool xam ni fii ki nga xam ne moom mooy président Pape Modou Fall def na fi investissement bu mag a mag parce que bëggut Njaaréem des ginnaaw ci benn fànn moo tax sax ñu tuddee ko l'espoir du Bawol ñëpp rek amuñu woon demoon nañ ba yaakaar dem bay bëgg a jeex waaye avec Pape Modou Fall ñëpp retrouvé wu nañu amaat nañ yaakaar ci Njaaréem dellusiwaat nañ ñun ñëpp ñu ngi yëngatu vraiment. Actuellement nous sommes installés dans 12 régions sur les 14 du pays. Pour pouvoir créer en tout cas d'emplois massifs. bi ñu leen formé ba pare da nga ciy gis koo xamante ne dañ koy formé daar day dem defar production moom it dem di produire di ko jaay voilà donc kon loolu changement la aussi parmi eux am na ay ñu bari ñoo xamante ne formaliser nañ leen formaliser mooy bu ñu la formé ba pare dañ lay regrouper waat defal leen GIE ku ne xam ne ni boo amul GIE mënoo def activité. Pape Modou Fall jël na ci moyen boppam donc formaliser 8 GIE te pareeguñ parce que ñi ngi formé ku ñu formé dañuy formaliser parce que loolu mooy 3F. donc di woo ñëpp tamit ñu jàppale ko ci loolu parce que loolu mooy politique bi nga xam ne moom lañ soxla te ñaanal ko tamit ci digganteem ak politique bi mu nekk di jàppale Dame Diop nekk ci gannaawam yàlla defal leen seen li koy soñ njort ba nga xam ne élection des maires yi jub ak mairie bi ñuy yootu yàlla def ñu jot ci ndimbalu jeunesse bi ci ndimbalu tamit jeunes yi ak femmes yi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci gannaawam di bénéficier wu vraiment ci yi nga xam ne yu baax la mi ngi koy def ci dëkk bi. bu loolu weesoo ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom monsieur Pape Modou Fall ci confiance bi nga xamante ni moom la am ci jeune Diourbel yi donc def investissement bu toll nii ba pare teg ñu fiy liggéey en synergie suñu objectif nekkul lenn li nga xamante ni moom mooy soxali koom-koomu Diourbel. am yaakaar loolu ci ndawu Diourbel yitteem gu rëy ci askan wi di waral namm askan woowee di leen rek yóbbu ko ci kanamu bokk moomeel bu Bawol mairie bu Diourbel. xanaa kii du booba. waaw yow boobu léegi yow laay xaar nag yow it nag. tey boobu sama pël bi. waaye namu naa la de. waaw naka suñu turu Bawol mbooloo. Bawol mbooloo mi ngi fi actionné rek mi ngi fi actionné de lépp nag ngir Pape Fall. ah Pape Modou Fall dëgg moo wóor ñu ngi toj dëkk bi de. jàmbaar jooj de laa dégg li mu def fii ci Diourbel dégg naa Pape Fall ñun dema ne la askan wi kenn kiifatul kenn maratul kenn rafleetul. billaahi ah billaahi boobu. ndax mu ñuy jàppale biir ak biti ndax nit soo ko dimbalee ci wàllu comme li muy dundee. waaw nga yombalal kooku kay loolu. defal nga ko lépp. waxal waay waxal waay. man de li ma la xamal mooy waxuma la dara nag dégg naa Diourbel moom daal Diourbel la bëgg kar kanam bii gën a changé. waxatuma dara mu jël jigéen ñi. waaw wutal leen ay kay ñëpp di liggéey. billaahi. moo tax onon bandiraaɓe Haalpulaar onon fof maa ngi woo sama mbokk pël yi laa wax. pour ñu ñëw derrière Pape Fall. maa la ko wax de. te dégg naa nag moom mu ngi ci ginnaaw ministre bi de. Dame Diop ministre. le ministre. mi ngi ci ginnaawam de. man kay ñii moom. man de xam naa ne moom sama dàll laay sol. waaw fépp pël nekk fii ci diwaanu Diourbel. waaw dinaa la wax nga ñëw derrière Pape ak Dame pour ñu jéem a soqali suñu dëkk bii di Diourbel. kon booba xam nga nu ñuy def jaaral ni waxu sa mbokki pulaar yi
ma jaar nii wax ko sama mbokk séeréer yi. man kay nii laay jaar wëri sama mbokk pël yow wëral ba kon